bàkk ba jib na émission bu neex bi tàmbali na muy seen émission tam-tam saa su nekk nag ñuy am mbégte di leen gunge ci guddi gi di leen ñaanal bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé waaye ñi nga xamante ne rek reer nañu ba pare ñu ngi leen di souhaiter une bonne digestion. alors mardi bu jot dañuy ànd ak suñu ay rubricards ñi ñu taamu di àndal nag ci mardi bi mooy buzz et musique muy kan muy xol sedd ndaali moom mi nga xamante ne saa su fi teewee rek dina waxtaanee ci buzz dina waxtaanee ci musique waaye dina waxtaanee ci lépp loo xamante ne rek dafay tourner autour de la culture bu ñu jógee ci loolu dinañu ànd ak beneen artiste laa ko mën a tuddee waaye tamit un grand adepte de la culture kooku ci cinéma lay dox ñu naan ko Badou Sadia moom tamit dañuy ànd ak moom ci kanam lay doon mbokk yi duñu def lu dul dem régie dellu siwaat daal di tàmbali tam-tam. nuyoo bi dama koy tàmbalee à droite aujourd'hui exceptionnellement avec xol sedd ndax dama bëgg xol yëpp féex xol yëpp sedd maa ngi lay nuyu di la ziar di ab mbégte nag feggoog yow ci buzz et musique. mbégte bi seddoon nañ ko di la ziar bu baax soxna Rougui di siyaar Alaaji Badara mi ma jàkkaar lool di siyaar téléspectateurs yi ñi si taan di leen wax ni namoon nañ mardi bi nag waaw talaata gi moom namoon nañ ko lool ñoo la raw waaw mais yaa ngi ci jàmm bu baax sant yàlla bu baax oui li nga sol di ànd ak xol bu féex comme yaa ngi fi waaw mooy yoon noonu lañ koy faral di defee saay su ne xol sedd mais ci culture ci musique lu ci ëpp souvent kon ma jàkkaar ak sama naataango culture moom it di Aline Badara tey nag dinañ def buzz li nga xam ne moo gën a buzz jamono ji mën nañu wax loolu ak musique waaw te nga maa junj sànq lu doy waar loo xam ne xale yi temps yi dañ ko jël waaw jël nañ ko nag mu bëri jàngat lool jël nañ ko mu bëri jàngat lool xam nga réseaux sociaux dafa xew kenn mënu ko bañ surtout ay TikTok ak yooyu kenn mënu ko bañ moo am ci ay ñoo xam ni peut-être ay talent lañu woon caché ñi ngi ciy feeñaa ñoo xam ne ñi ngi wane seen bopp bu baax ci ay mbir am na ci sax ñoo xam ni fa la ñuy jaaree gën a siw ñi nga xam ne ñoo nekk ci médium bi wax dëgg fa yàlla bëri na loolu léegi lool am na ñu ko def métier aussi y a des influenceurs y a des tiktokers comme ni ñu koy waxee lu xew ci lu ne ci jamono dina am ñoo xam dañ ciy jariñu donte nag am na peut-être ay dérives des fois mais gis nañ ni léegi conscience yaa ngi commencé positive boo yaa ngi koy jël ci yenn mbir yi ba am ñu jël temps yi benn woy boo xam ni armée moo ko daan faral di def souvent mbirum armée doo koy faral di gis lu bëri ci yenn yi ñu koy foowee wala ñu koy foowee waaw mais niñ ko foowee nii ba mu doon challenge moo extraordinaire parce que caporal dafa am lu statut bi mu représenté biir armée absolument sawasi dina ma mën a dëggal loolu xam nga booy jël ko temps yi nag dëgg la mu yaatu lool ci àdduna waaw tas fépp waaw te ki koy woy ba mu koy woy biir armée moom xalaatul woon dina àgg foofu ndeysaan loolu day wane la rek suñu jàmbarte bi nga xamante ne moom la suñu homme de tenue àndal dañu leen ci jaaree rek di leen nuyu di leen sargal tous les hommes de tenue yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal di dox bu baax ci suñu kaaraange mention spéciale à vous yéen rek yéen a fi nekk ndax ñu mën a nelaw ba yandoor comme d'habitude alors borom cinéma maa ngi lay nuyu di am mbégte nag chaque fois tous les mardis culture ñëw waaye ci beneen fànn muy cinéma. waaw maa ngi lay fay di la béggee di la wax ni contentement la rek dellusiwaat ci mardi bu baax bi comme ni nga koy waxee bu ñu baaxee moom ndënd yi moom amatul taxaw donc tey ñëwaat neen encore pour joxewaat cinéma di béggee tam téléspectateurs yi nga xam ne nam moo leen tam ñu ngi nii pour wax leen ni dellusiwaat neen di béggee sama Baye Fall bi ndaali di wax ni voilà quoi char nañ la bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di béggee képp ku ñuy seetaan tamit ba ci ak caméraman yi régisseurs yi yëpp ñu béggee ñëpp incha allah bëggee ñëpp tey ci cinéma ñu fas yéene waxtaanee tamit lu am solo ndax gis nañu changement yi nga xamante ne ay scénaristes ay réalisateurs indi nañ ko ci biir paysage médiatique bi muy ay sorties yu bees. waaw tey moom dañuy xaw a indi beneen façon chronique tey ay sorties la ñuy def sortie de film la ñuy joxe parfois loolu léegi foog ñu ko jéem ko boole sax léegi ci chronique bi. waaw man dama bëgg ni def de telle sorte que képp ki génnee film rek mun a xaaral moo waa tam-tam. waaw jox leen exclusivité léegi si loolu la ñuy liggéey nag. moo tax tey dinañ génne tey ñaari sortie de film yoo xamante ni benn bi génn na depuis jour fête des mères mu yaay 2.0 bi. bu Calista. ñëpp xam nañ Calista la grande réalisatrice. grand ba mu ngi noonu après bu ñu fay ci Calista tam ñu dem duggaat ci Salma bu maison de prod Invictus. ñu xool xaw a décortiquer teaser yi
comme ça ñu wax gars yi dem seetaan yi. non dina si baax parce que en tant que artiste am nga ci sa grain de sel et téléspectateurs yi tamit loolu rek la ñuy xaar. ci ñu mel ni yéen des hommes de culture. alors du ñu def lu dul dem jëli suñu bac daal di dugg ci biir Buzz et musique. Buzz et musique challenge caporal da nga ñuy yóbbu ndax dafa bari nag. waaw ci bi ci njëkk nga ñuy yóbbu wala. non bi ci njëkk dina jafe ñu ne bii la. mais xam nañ ni bokk na ci njëkk a siw. wala boo gën a siw bu malien bi. ak bu belbel benn koo xam ni bon sodom ci TikTok bi moom it belbel la. ak bu mayga comme bi nekk Mali. ñoom ñoo gën a siwle. parce que moom bosam sax moo poussé xëy na sénégalais yu bëri dem defi salange bi. très bien te woy wi c'est en wolof. c'est l'armée sénégalaise. ñu ngi koy gis ni sax voilà c'est l'armée sénégalaise gis nga léegi après dafa def tendance. jékki-jékki nag wër àdduna. nga gis ne xale yi jigéen ñi ñëpp mais li ci garaaw mooy boo seetloo. ñoom ñëpp a ngi sol tenue militaire. tout à fait mu leen day jaral nga dem jëndi tenue militaire da ngay solu comme militaire ngay gis des fois ñu def seen kanam yenn mbir. gis nga ñi ay tiktokeuses sénégalaises dañu aussi. mu yaatu lool. bëri na jàngat nag. parce que am na hommage bu ñu ci rendraale ni ñu koy waxee armée sénégalaise. tout à fait te ñu yeewu ko lool. wax dëgg fa yàlla mais aussi dafa dem ba àgg ci. artistes yi mujjee ko di ko way xam nga bu njëkk ba artiste moo daan def tendance moo daan way dara ñu jël ko TikTok ko wala ñu jël ko di ko woyantu wala mu siw topp ci daal waaw ba ci fecc gis nga fecc artiste ka daan créé ay baat xam nga yooyu yëpp mu def artiste lañu ko daan mais léegi dañu gis ne artistes yi dañuy def le contraire parce que Sidi Diop sax def na ci benn son mooy maanaam artistes yi léegi ñoom tendance bi dañuy topp ndax baax nag baaxul nag bon duñ ko mën a juger mais xam nañu daal xamoon nañu ne artiste moo war a def ni ñu koy waxee tendance mais nag jamono dem ba léegi TikTok bi dafa am doole. waaw influence mais c'est aussi une fierté militaire hein, parce que bu ñu demee ba gis xale yi ñu daal di bëgg li nga xam ne mooy uniforme militaire bi di ko sol di ci sentir une certaine fierté defe naa dañ leen di rendre hommage waaye Sidi Diop tamit dinañ ko xool ci kanam moom itamit dugg na ci te xam naa ne nag vraiment doon na lu rafet loo xam ne population sénégalaise bi yëpp dinañu xam ne vraiment ñoo ngi promouvoir suñu armée ñoo ngi promouvoir suñu ay hommes de tenue et c'est très important ak fi réew mi toll ci insécurité donc lii daf leen di rendre hommage te ñoom itamit ñu gën ci war a gis seen bopp xam ne xale yi ñu ngi leen di bàyyi xel. non mais mooy yoon ci bépp anam ah. mooy yoon ci bépp anam dañ leen war di bàyyi xel ke yëpp koor. xam nga bii dafa gën a nice parce que armée ñun mosuñu leen taxaw tàccu leen. dëgg la bu dul feetu 4 avril léegi xam nga doo génn. donc yii nii dafay am solo sax si biir ay des comédiens comme Fallou ñëpp parce que fierté la. armée sénégalaise du armée bu ndaw. armée bu jar a fier la. boo xam ni wax dëgg fa yàlla foo taxaw sañ ngaa taxaw ne sénégalais nga. parce que on a une armée républicaine. on a une armée vraiment extraordinaire yu yàgg a participer ci ay maintien de la paix ci adduna bi fu ne ñu fay dem aussi bu ñu bàyyee xel ku mel ni lii day rendre hommage sax Mbaye Diagne bi nekkoon Rwanda xam nga ak ñeneen jàmbaar yi daanu woon fële na la qui a sauvé plusieurs civils Mbaye Diagne waaw donc lii dafa rafet armée bi xam ni kat réew mi bàyyi nañ leen xel que gars yi fier nañ ci ñoom aussi ñoom da leen di gën a seen pas-pas lay yokkaat dëgg la ci fibre patriotique et puis day yeewaale aussi ci xale yi fibre patriotique dafa neex te ndax armée ci boppam Badou dañoo am seen orchestre bopp am seen musique am seeni way parce que parfois nga génn surtout le matin de bonne heure ngay dem sport wala moo xam fooy dem le week-end samedi wala dimanche wala jour ouvrable sax mais nga gis leen ñoom ci seen bopp ñuy dem seen entraînement yooyu xaw ma bu ñuy def parcours exactement mais ñi ngi way ñi ngi bàkk seen bopp ñi ngi kii pour que rek ñaax seen bopp ci tàggat boobu nga xam ne ñi ngi leen koy tàggat mu metti loolu nag mais da ngay gis ñu ànd ci ak ay way ils chantent très bien avec des sons dalay wan ne ñii rek ay jàmbaar lañu te dañoo bëgg galvaniser seen bopp ba nga xam ne du ñu yëg coono bi ñu nekk. ah mais bien sûr parce que boo xoolee sax woyu armée boo koy déglu sax yow da la yënga ci saa si. en fait motivation de plus la. exactement moom ñoom tey jii nii boo xoolee sax lépp lu ñu def rek bu ñu woy demee ni nekkuñu. tout à fait il faut que ñu woy di yuuxu. di galvaniser seen bopp di dem. et boo xoolee challenge bi man ce qui m'a fait le plus plaisir challenge bi mooy
ki ko def du sénégalais quoi. Ouais. man c'est ça qui m'a fait le plus plaisir. C'est une malienne. oui bu koy wax day mel ni sénégalaise la donc au fait. daf ñu romb sax ñun dafa dem ba si moom affaire da ko dundal. exactement mu ciy rendre hommage armée sénégalaise après nag peut-être que ni si ñun suñu tiktokeur ak yi gën ko jël mu gën ko yokk. donc affaire bi dem na ba romb sax suñuy frontière pour te dire que ni rendre nos hommage boobu peut-être du armée sénégalaise kese la ñuy rendre hommage. mais l'armée africaine si boppam sax la ñuy rendre hommage. te tey jii nii c'est une fierté ci ñun fierté la tam ci militaires yi. ñuy gis tey jii nii ñuy jël seen son yi gars yi di ko tiktok. di ko génne tout à l'heure rendant hommage. parce que man parfois am benn jour maa ngi xool benn tiktok gu def naa si ngom. moom challenge am il va au-delà sax du Sénégal. dem na ba ci wax ay Mandela. donc affaire bi ku nekk. c'est l'Afrique. waaw c'est l'Afrique quoi mu ngi leen indi patriotes yi nekkoon Afrique xeexkat yi nekkoon Afrique. ñëpp ñu ngi leen di soulever. à travers TikTok bi nii et tout donc. mbégte la quoi mbégte la fierté la daal absolument fierté la te bu ñu delloo ci ki nga xam ne mooy tiktokeuse malienne bi nga xam ne moo tax mu gën a siiw challenge bi sax moo tax moom ci boppam mu gën a siiw. parce que caporal bi dafa toj àdduna daal parce que elle est très belle. dans la tenue militaire. chorégraphie bi exactement chorégraphie bi ak feeling bi moom daal ko bàyyi daal exactement moom daal moom toj na fi daal. toj na fi nice na trop wax dëgg fa yàlla à travers ça ñëpp xam nañ ko léegi àdduna bi kon tam mu ngi ciy dund bu baax. waaw dégg naa gars yi dégg naa am na ñu ko bégal de am na ñu ko bégal ci suuf de. bëri na jar na ko nag jar na ko caporal dafa am lu muy signifie biir armée. tout à fait caporal dafa am respect bu mu am biir armée. mais caporal mooy formé. donc caporal mooy formé. loolu comme si yow sa caporal bu ak noo nekk général mënoo fàtte sa caporal. waaw mi ngi mel ni ki la dugal école wala ki la njëkk a jàng wala détail noonu. donc dafay kuy tàggat nit xam nga dafa am lu muy signifier biir armée donc def ko nii. jël ko moom mi ngi koy def xamul sax impact bi muy def. absolument surtout biir armée. xamul sax loolu noonu. donc moom daal dañ koy rendre hommage di féliciter di ko féliciter waat. encore aussi di interpeller waat. maanaam ñoom ñi nga xam ñu ngi ci TikTok bi. di leen bàyyi loo xel ni donc mën nañ di def de l'utile à l'agréable. mën nañ di def ay mbir mais muy am sens. absolument muy am sens muy am jàngale. donc wane nañ ci biir lii ne TikTok mën ngeen ko utiliser. abonné gi mën nañ ko utiliser ci mu nice. mën nañ ko utiliser aussi ci jàngale. parce que mën nañ ci jaar wane yaa ngi wax léegi ay Mandela. bëri na fi ñoo xam ne mën nañ leen di tudd. xale yi dem di def recherche ci ñoom. ne kii mooy kan. c'est ça waaw ñu leen en plus ñu xam tey jii caporal ci ban xam nga yéen a ngi koy wax. léegi nii dina tax ñu bëri xam kan mooy caporal. moom mooy def moom mooy formé. dafa feeñ sax ci parole yi boo xoolee ñu bëri na bàyyi ñu xees ci parole mais mi ngi naan caporal moom moo tere na la mu ne ko bul ne loolu. 4-6 moo demee noonu. 4-6 régie armée la. tout à fait donc tere la nelaw mais. armée bi moo demee noonu foog ñu tàggat la foog ñu am lu ñu def ci yow ba loo xamante ni peut-être dina metti trop mais après boo génnee da ngay gis njariñ bi alors ñoo xam ne Sidi Diop moom it desul ginnaaw dafa bokk ci xew mi carrément dem def ci son dañuy dem xool ko daal di dellu siwaat continuer waxtaan bi El Music. Caporal moo tere nelaw su ma leewulee kaasif moo demee noonu caporal moo tere nelaw su ma leewulee kaasif moo demee noonu ay waay caporal moo tere nelaw su ma leewulee kaasif moo demee noonu waa armée de terre armée de l'air pompier marine nationale gendarmerie police nationale ak waa douane yéen lay wayaan caporal moo tere nelaw su ma leewulee kaasif moo demee noonu Subatel Music. Vraiment bel hommage rendu à tous les hommes de tenue ñu ci sargal ñëpp ñoo xamante ne rek ñu ngi sol tenue waaye tamit notre cher ministre de l'Intérieur monsieur Abdoulaye
Félix Antoine Diome ministre de l'Intérieur ak homme de tenue yëpp ndax wax na ci police wax na ci armée wax na ci lépp Sidi Diop daal kenn demul ba ko moom it. waaw moom de li mu def nice na trop dafa topp yoon wi rek ndax xam nga boo delloo tuuti di nga gis ne ki ne laa woyoon na jàmbaar yi. ba ñu daanu Omar Pène soldat boo gisee aussi Youssou Ndour rendre hommage sapeur yi. day am solo. ñooñu tamit ñu leen di bañ di fàtte parce que dañu am importance trop parce que bu ñu tax tey bu ñuy nelaw dañuy naan police ak gendarmerie moo tax ñun mën a nelaw ba yandoor gis nga lu xew sax dañuy naan ana waa police ak wala gendarmerie. boo xoolee aussi y a des corps paramilitaires. bokk ci tamit ñoo xam ñi ngi ci réew mi tey nga douane. bokk Omar Pène di way donc yoon la ñoom ñuy def yi di rendre hommage suba ñu way day docteurs yi parce que day sonjaat nit rek mu xam ne liggéey ba mu nekk fàttewuñ ko la mu nekk aussi ñu parce que tey mënuñu xëy budul fête li ma wax de l'indépendance dafa leen hommage seen bis la ñoom mais nii dafa neex nga bett leen woy leen tàgg leen kañ leen sargal leen neex na de moom neex na nag parce que nag le gardien de la constitution kenn bu mu ko fàtte son excellence le président Macky Sall mi nga xamante ne il vient déjà d'inaugurer une école marine boo xam ne dafay participer ci suñu souveraineté lépp loo xamante ne kaaraange la ci biir réew mi ak doomu réew mi nga xamante ne sax ñoo nekk ci bitim réew ñuy jàpp bu baax ci seen kaaraange Badou. waaw moom ma wax rek sànq comme ni ñu wax ni nekk dafa jot tamit comme ñun armée yi musuñu leen jërëjëf mu ci ñu wax dara au contraire parfois lu nekk la leen di taxé. lu nekk la leen di taxé man mii idem parfois da ngay gis nit ki romb wala ñuy daw di yuuxu peut-être yaa ngi nelaw mu déranger la mais mënoo comprendre. wallaay donc tey dafa jot tamit ñun ñu am culture boo xamante ni savoir respecter. ak di leen delloo njukkal tout le temps. parce que il faut un boulot énorme. tout à fait absolument te boo xoolee ñun fii sax Dakar sax peut-être du kii mais tey jii nii boo duggee ci région yi nii. ay dugg ay Kaama ay kii nii. ñoom ñëpp dañuy bëgg dem armée. dëgg la ñoom ñëpp ñu ngi bëgg a sol tenue bi. c'est une fierté. peut-être que boo dëkkee Dakar na xam nga booy Dakar moom beneen affaire la. da ngay nekk ci yeneen mood yoo xamante doo tal lii mais am na ñoo xamante ni tey bëgguñu dara lu dul sol tenue bi. parce que neex na fierté la et tu rends service à ton pays en fait. mais c'est vrai parce que tenue bi dafa charismatique muy jigéen muy góor ñëpp ko bëgg man de xaw ma ndax yéen bëggoon ngeen ko mais man personnellement j'aimais la tenue. santé militaire sax laa bëggoon def nag. pour mu leer waaw mais malheureusement je suis pas forte en matière scientifique. mais j'adore la tenue. ñun li ñu bercé daanaka. police la militaire. donc suñu yaay ak papa yeeg yooyu yëpp ci corps yi lañ nekkoon. man famille homme de tenue la waaw famille homme de tenue lañ donc. ba may def homme de tenue aussi man j'ai des grands frères homme de tenue. man je me rappelle bien. commissaire mention spéciale à toi. damay def CM2 maa ngi ne damay def Prytanée militaire instant gis moom dara du sa tenue. def Prytanée militaire mais bon après paa bi moom xam nga dafa xaw a kii. paa bi moo xawoon teg tànkam ni mu ne bu ko def. dëgg la ba may def troisième sax envie mi ngi woon ci man. fit dëgg koy def nag. fit dëgg koy def nag. waaw mbiru góor man dama bëggoon góor la de. man xalaatu moon dara parce que yow boo ko ñemee sax sa entourage ñoo lay dissuader wala ne la bon il faut être vraiment sûr. mbiru patriote la mais yaa ngi dem armée absolument waaw ñu ngi saluer seen taxawaay aussi parce que léegi jigéen ñi ñu ngi ci biir bu baax a baax. léegi ci corps yëpp da nga leen fay gis corps armée paramilitaire yeeg yëpp da nga leen di gis jigéen ñi vraiment ñoom taxawaay bu rafet aussi ak discipline parce que armée du lenn lu discipline bu muy def ci yow ak bëgg sa réew parce que bu doon xaalis rek kenn du dem armée daanaka mais suñu jàmbaar jooju bu ñu ko fàtte ginnaaw muy ana Sémou Diouf dañuy teg nuyoo bi ci loxoom daal di koy séddale képp koo xam ne jigéen nga ci biir armée ci biir police ci biir gendarmerie ci biir douane jigéen ñi fa nekk yëpp daal seen taxawaay ak seen sargal ñu ngi koy teg ci loxo suñu commissaire Anna Sémou Faye. waaw rafet na daal nañ leen sargal di dëkk ci di sargal artistes yi nag ñoom it dañ leen di interpeller ci lii dañuy jiitu di créer tendance yi tout à fait surtout bañ a topp tendance bi tout à fait am déet waaw mais tamit parfois tamit inspiration fu ne lay jógee léegi tout le monde est devenu artiste léegi à travers TikTok yi à travers YouTube léegi tout le monde est devenu artiste kii artiste ak artiste du benn waaw nangul naa la loolu nangu naa foofu alors dañuy dem ci beneen forme buzz et musique ci musique alors dañuy dem seetaani clip bi histoire de vous faire plaisir et de revenir sur le plateau.
kenn du la ko wax ndax kooku ma jëkk ko xam ñu naan kii da lay gololoo naan doo dara ma dugg ci biir ba lépp leer ma naan ñee jar nga ko ku la xamul mooy dirante yow mbaa nga chéri ko ko boo doon musicien ma ne la doo dégaame def nga ma sa xale doo joué ak man jeu de gamme dëkk di ma jàmb yoroo mariem ba doo benjamin boo deful ndaag naa ma sa dee sa loxo on sait jamais moom xale la te bari na doole ma raw alkaati dafay doore dina la toppa laaj la bébé lay reere te boo ko laajee mu ne la bee man yow mi lay reere fajanteel ni la ma yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté fajanteel ni la ma yeere di ma xool ci biir bët naa ma qu'est-ce que ça fait yow yaa raw ak leen bu toogee ku la topp ba ci biir di mujj éclaté dafa neex lool nga am ko xam lii jàmba sa di tax soxlawul sax ngay wax day exécuté newul ku rambax tey na xame na fu ñuy feccee yeela ndaw rapin kole la ñàpp mel ni docteur raw la chloroquine armé wu ko ak suuf mel ni kuy dem guerre tasaare arsenal yi bu la dal nga teer di la woo ci bëre te leer na moo la man di la noggatu. Alors l'enfant chéri de Thiès de son vrai nom Djibril Ba kooku mooy Djeba mooy xale bi nga xamante ne loxoom dafa set wecc ba mu mën a bokk ki mag macha allah lu mu génnee rek ñu ne noonu la. alors il est compositeur interprète chanteur sénégalais nekk bu baax ci Jolof Beat Ndaali. man de. waaw. dama ko naw. waaw. dama ko jox respect bu rëy parce que. tout tànk la du tontu. il a été tellement critiqué. c'est vrai parce que saa yu génnee dara ñu ne xanaa moom bëggee rek lay way. dëgg la foofu nag damay xaw a interpeller tuuti ñenn ñi. musique thème la. te nit ku nekk am na ligne éditoriale am. dëgg la moom bu fekkee dafa ne ci yoonu mbëggeel la ne. te da ko def bu rafet. pourquoi critiquer. absolument parce que je pense que li am solo mooy artiste créé et Djeba il ose créer. tey bu ko neexoon day ñëw jëlaat wayu mag ñi di ko way. il peut jëlaat wayu mag ñi di ko way. bu ko neexoon aussi day ñëw topp benn tendance jël ay affaire way ko. parce que musique artiste dañu ne dafay créer. moom osé na ci xale di créer. mais aussi dafa am lu xawoon a raar ci suñu musique. bind. te boo dégloo wayu da ngay xam ni dafa bind. xaw ma moom la xaw ma keneen la waaye bind nañ ci way wi. texte yu riche. non waaye riche na. bind bi jaar na yoon te Bril liggéey na ci lu extraordinaire aussi. parce que musique dañ koy soxla te dafa on dirait que Djeba mi ngi commencé gis yoon musicalement artistiquement. mooy afro mbalax bi muy wax quoi. ça s'impose carrément maintenant. waaye mooy Jolof Beat bi ça s'impose. parce que mélange bi symbiose bi ni ñu ko defee artistiquement c'est très nice. bongo bi. ni ñu ko ci defee. loolu may rey. waaw dëgg la non mais moom li ma neex ci ay sonam dafa am ay cas yu nekk ci biir yoo xamante ne nuroowul ak benn foo déggee son wu Djeba nga xam ne lii son wu Djeba la dafa soft dafa classe et en même temps dafa dooj. parce que dafay créer parce que day créer. artiste day toog inspiré. tey bizarrement instrument bu nekk bàyyi na la nga exprimer. mais parce que musique day am espace. pas trop d'espace. mais musique day am espace. instrumentiste yi dañu bokk ci. man daal bëgg naa ko xam li muy def daal dañu bokk ci orchestre dañu bokk ci schéma musique bi. dañu am liggéey bu ñu ciy def bu njëkk ba da nga naan gis jaquette bu cassette bu njëkk ba face A face B. mais am na côté boo xam boo ko tourné waan ci ginnaaw da ngay gis ñu la. percussionniste def la genre légende la. waaw ñoom ñëpp. tey bu ñu demee ba Sodaab ne 3 voisins maanaam ñooñu dañ leen di fay mooy am nañ importance. bu doon artiste day taxaw rek di way. dina bëri ñuy bàyyi musique. dëgg la donc musicalement dañu am rôle bu ñu ciy joué baax na aussi nga leen di bàyyi ñuy sentir ñoom li ñuy liggéey ñun dafa am et puis loolu ça permet aux animateurs de rajo di am benn timing bu ndaw bu ñu mën a suruxalee seen i mbir. parce que souvent dañ lay naan ci rajo booy animé bul wax ci kaw voix. mais musique ba bu amul espace boobu doo wax. n'est-ce pas beneen bi aussi mooy écoute. comme ni ngay wax musique am dafa soft mooy lu mooy lan musique bu la dul tànqal la. exactement parce que dañu soxla aussi nit bu artiste bu génnee son tey mën nga ko fecc. mais mën nga ko déglu. tout à fait te à n'importe quelle heure. musique Djeba bi. mën nga ko déglu guddi. mën nga ko déglu bëccëg te dérangé wu la. te mën nga ko fecc. mais aussi paroles yi
c'est bon à entendre. neex na li muy wax neex na. et puis tolloo nag jamono. surtout. ñëpp a koy salanti fi mu ne. dafa dooj. fi mu ne nii ñëpp a koy salanti. waaw et puis gis naa ni aussi particularité mooy. il est très discipliné. surtout. gisoo benn clip bu mu def bu mu tax nga ne booy bi de comportement bi. voilà il est artistiquement limité wu ci mbirum artiste. il vient il chante bu dee image mi ngi jaay image am mu rafet. il se comporte bien il communique bien. te du tontu. te loolu am na solo. c'est très important. waaw ñàkk tontu bi parce que bu fekkee ne lu ñu la wax nga tontu bis dinañ la wax loo xam ni doo am temps wu tontu ko te dinañ ko gëm. dëgg la mais yaru na cool na mi ngi def musique am te il est aimé par ça. waaw. bëgg nañ ko ci mbëggeel bi muy way et puis bëgg nañ genre xeetu mbëggeel yi. maa la wax lii la muy saf ka ma ca nga xam mais yow mais. maa la wax lii de dafa nice. dafa nice de Badou te nag olof danaan ku min sa wax yëpp la. te xale bi mi ngi doxal yoonam. di bay waaram te boolew ci benn wax boolew ci benn polémique. waaw ñu ne bu kilifa kay bu tontam gàttee kenn du ko yëpp. maa la wax lii de. nekkul fi di tontante kenn. mu ngi dugg liggéey. en fait ce qui est le plus marquant mooy. ay it rek lay génne. waaw dëgg la. même album bu mu génnee album boo xoolee son yëpp ay it la. doo naan da nga naan bi moo daax bi moo daax bi. et ba muy ñëw dafa indi beneen style boppam. man je me rappelle bien buy wax nii day mel ni kuy dagg mooy nii. gars yi ne pourtant lu muy def nii. mais leen pourtant c'est très bien li muy. en fait le fait que muy dagg. muy wax di kët di ko indiwaat feneen. kan moo ko fi mës a def. loo xamante ni c'est son style à lui. et c'est de la communication aussi. parce que parfois day tax sa nga mën a capter attention. parce que nit ñi dañ naan li muy dagg noonu kii la lu tax mu dagg ko nga capter seen attention mu ñëw jox la lim la bëgg a jox. dafa am lu jafe ci woykat yi. audibilité dafa am. exactement mu en fait du wax nga nekk di jox sa nopp naan ay kii li muy wax. li wax lan la waaye dafa am facha. di nga ko dégg. dëgg la comme mu ngi rek. sans effort. waay sonorité dina dem instrument dina dem di nga dégg voix mu joxe. tout à fait. te sànq yaa ngi koy wax booy bi ay waay kan moo nekk ci ginnaaw booy bi. ku koy bindal wala bu dee moom la tam mu wax ñu ko. waay non bind bi jaar na yoona. bind bu set wicc la yor. set wicc la. xam nga déjà ñu ngi naan boobu ba léegi muy woy mbëggeel. mais sama mbëggeel yëpp est-ce que benn bokk seen morom. te su waxee li du ko waxaat fële. te lu garaaw ci bind bi. boo xoolee bind bi da ngay naan kii mag dugal na ci loxoom. parce que am na ci kàddu yoo xam ni olofu Kajoor dëgg la. te bala sant. waxi mag. moo tax waaye nañ ñu wax ku nekk ci ginnaaw booy bi. waaw nañ ñu ko wax. moo tax nag baax na ñu dem déglu ji ko parce que boo jëlee titre way wi. la muy saf boo ko xoolee noonu da ngay xaw a am fa yóbbu sa xel. mais boo dégloo way wa da nga xam ne amul lenn lu ñaaw lu mu ciy wax. dëgg la exactement lépp nice. exactement parce que titre bi dafay jox benn aperçu day tax nga am appétit ci way bi parce que jamono ji on a besoin de quelque chose de croustillant. loo xam ne day jaay boppam. boo ne lu mu saf titre boo gisee rek da nga naan naa dugg ci biir xool lan moo ci ne. boo duggee ci biir nag gis ci nag clip bi nag sax nag xale yi jonga mën nañu. rafet nañu exactement. waaw automatiquement leneen la ñuy te nag boo demee ba yemal xiyaam ci ngoon ba yàlla di ati jaami la mu saf ko ma ca ko xam. maa la wax lii kenn mënu koo dindi. dëgg gu wér péng la wax. kenn mënu koo dindi. alors ma bàyyi la nga jeexal ak Djeba ñu xam ne xale boo xam ne la mi ngi ci yoonam. te nekk ci yoon boo xamante ne aussi kafu ci dafa mel ni kuy wax ku yor slogan boobu ñu naan dañu maa yónni te yàkkamti ma. moo tax taxawaalu waru ko tontuwul déedéet taxawaalu waru ko te mi ngi ci yoon wi en tout cas bu mu bàyyi discipline bi mu yor. ni mu correcté li mu nekk ci yoonam musique la rek l'important pour un artiste c'est de créer et mi ngi ci yoon boobu mi ngi créer te li muy créer nice na xam nga Ndiaga Mbaye da doon wax ne yaa fi ne bu mu la tax a falu ndax ku nekk kakas neex dëgg la te moom am na ñu mu neex te li muy génnee vraiment gaar waalewul et puis dañ ko bëgg suñu musique amul gaar waale amul détail noonu il chante pour lui et pour ses fans absolument il chante pour tout le monde ku ci bëgg a gis sa bopp nice mais nañuy encourager ndaw yi bu ñu nekkee ci dara ndaw la mu ngi ci yoonam dañ koy encourager nañ ko dooleel tey mën na am ci kanam dina ñëw ci yeneen thème mais pour l'instant mbëggeel bi mi ñu koy dundal na bàyyi ñi nga xam ne ñoo bëggante te comme mbëggeel daa feebar Sénégal tamit faaw moom ñu ko faj waaw nañ ko ñaanal une bonne continuation de ci carrière am et puis bon du ñàkk xëy ne dinañ ko dalal fii gën a yaatal parce que lii album lay waaj single la bu bokk ci album
très bien Machallah. kon album bi mi ngi joxe avant-goût bu am solo ci biir album boobu dañ koy souhaiter rek bon vent te di wax ne rek ñu ngi koy xaar ci plateau yépp rawatina ci plateau tam-tam bi dinañu neex te dina neex suñu téléspectateurs yi alors on va avancer avec cinéma ginnaaw bàkk bi. nañu waxtaanee ay affaires de couple des histoires de couple des histoires d'infertilité de fertilité yoo xamante ne ni ci bande annonce su Yaay 2.0 de la grande réalisatrice scénariste Calista Sy. waaw Calista elle nous revient ak beneen chef-d'œuvre parce que gis neen fi maîtresse d'un homme marié. tout à fait tolle bu mu am buzz bu mu am cartonné dem na ba jéggi frontière sax Sénégal. absolument après depuis bu mu jugee maîtresse d'un homme marié mu dellu si waat avec Yaay 2.0. un film qui parle essentiellement de maternité. tout à fait. boo xoolee tey ay thématiques sociales loo xamante ni ça parle tout un chacun de nous. ni ñuy dundee amaana sax mënuñu ko génne ci biti wala mënuñu wax problème yi dundee. mais moom elle a pris la peine poser problème yi. C'était comme maîtresse d'un homme marié. absolument. moom tamit elle crée tout le temps des problèmes. tout à fait. elle crée tout le temps des problèmes day génne loo xamante ne gars yi nanguñu ko wax. ci ban la ñuy njëkkee ñu dem ci Yaay d'abord. ñu dem ci Yaay 2.0. ñu waxtaanee Yaay 2.0 ñu door a ñëwaat ci leneen. acca alors defe naa Yaay 2.0 bu ñu ne yaay rek ñëpp dinañ xam ne si jigéen la ñuy wax waaye tamit ci jigéen bu toll si jur. moo xam mën na ko mënu ko. jafe na ko. wala jafewu ko. am na ko waaye amin bi am na ay jafe-jafe. loolu yëpp ci Yaay 2.0 est-ce que duñu dem seetaan ko dellusiwaat. ayca comme noo ko ayca. defar nga ma naatal nga sama kër ma lay ñaanal yàlla boo gis dara loo ragal. man sa jëkkër maa la njukkale lii ndax amuma sa fay te bés bu mu la mettitalee dama ko baal sama bopp àdduna ak àxira. duma ko dégg tey duma ko dégg ëllëg. te noonu nga ko gis. noonu laa ko gisee na ku nekk ci yow ak man jël doomam dem faji ko loolu laa am ci lu ma lay wax. man sama doom dara jotu ko. waaw boo ko waxee ma mën laa gëm nag ndax yaayam. man dara jotuma waxu doom ci boppam dootuma ci waxati. Prenez le temps de vous poser et de discuter tranquillement. Dibor déjà man maa posé wul ak kenn. Pourquoi est-ce que depuis 4 ans tu refuses de faire le sperme oral? waaye merde nga naan Mamadou Sanjé waaye fichier waaye spermogramme ba kañ wala dafa am loo ma déggal su fekkee bëggoo sëy mais tu vas te faire foutre, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Spermogramme ba kañ fichier waaye merde. Je vais m'en occuper. Monsieur Seck, suivez-moi. Sëñ bi mënoo am doom aujourd'hui. mënoo am doom. Sanjere xam nga ni sëy bii bu ñu ci amul njaboot du dem sa yaay du ko nangu say mbokk duñ la ci bàyyi. gis nga kii ngay sonn nii di jug du dem ak a ñëw ilaa yow mi diin du mës a jug. kala bu ñu nekkoon ci étage daanu war a am yow doo laal suuf sama kaw ngay atterrir. yow yaay kiy jug boot ba pare rogganti. d'accord yaay dégg naa sa wax mais bul wax dara kala su ma ci amee doom nag dama koy fase.
yàlla na dund gudd fante am ndey ak baay baax ni baayam tegal ni yaayam dama ëmb. Alors, une autre chef-d'œuvre de Calista Sy, qui nga xamante ne ni en 2019 BBC sélectionné woon na ko parmi les femmes les plus influentes. mu nekk koo xam ne à travers Maîtresse d'un homme marié lañ ko ràññee bu baax a baax a baax à travers ces thèmes de société yoo xam ne c'est très croustillant. nga sànq maa ngi la koy wax moom day créer problème yu dul jeex. absolument boo xoolee. mëninam la. waaw Maîtresse d'un homme marié la tàmbalee. fa la clinique yi xamee. fa la tàmbalee en tant que scénariste. te yàlla da ko may loxoom baax na. dëgg la. loxoom baax na. parce que am na benn interview sax mu ngi doon wax ni moom peut-être li mu jëlee nii yëpp mu ngi ko jëlee ci maamam parce que day waxtaan ak maamam lu bari ñuy sottante xalaat. maamam di jàng ci moom muy jàng ci maamam. mais tey jii boo xoolee ba mu dellu siwaate encore yaay 2.0 ñu jël ci kaaw premier couple bi nii. entre Kala et Sanjeri. Kala mooy jawar ji moom xam na ni amul problème moom mën na am doom mais le problème c'est Sanjeri. Sanjeri moom xam na problème am xam na ni mënul am doom mais bëgg koo gëm à chaque fois mu ngi rejeter faute bi ci jabar ji. oh là là. en fait benn violence boo xamante ça fait partie des violences yi ñuy waxtaanee chaque jour ça fait partie parce que mais problème bi nag mooy mënul accepter loolu. dem neen sax ba coow li commencé nekk ci parents yi. parce que xoolal mais yaayu Sanjeri. bien vrai que. bëgg na Kala jël na Kala def ko comme doomam. mais xool yaay ak doom dafa sérieux. absolument moom jàpp na ni. doom ji amul problème jàpp na ni Kala moo am problème. dëgg la de. te Kala tamit boo demee yaayam même chose lay wax. danaan kële moo am problème dara jotu ko ku nekk mi ngi naan lii ku nekk na nga faj sa doom. et pourtant le couple il s'aime ñu ngi bëggante ba xëy na xamul fu mu ne mais problème am na benn obstacle. mooy doom ji naka lañ def ba am doom. dëgg la. boo xoolee teaser bi dem nañ ba ci biir. Kala ne elle est enceinte. la mu woon ni enceinte bi xamaguñu ko àgguñu si épisode yooyu la parce que instant ñu ngi ci 4 épisodes donc àgguñu foofu noonu yëpp donc c'est des faits de société yoo xamante ni moom la encore Calista indiwaat ci société boo xamante ni c'est un peu tabou si ñun. absolument nanguñu ko waxtaanee. dëgg la. et pourtant ay couple yu bëri mu ngi tas ñu ngi tas ndax genre yi. exactement. fii boo xoolee le plus souvent bu ñu nee couple bi mënuñu am doom. kan la ñu njëkk a indexé. la femme la ñu njëkk a indexé. te pourtant du ñu xoolal Kala Sanjeri 4 ans ñu ko naan dafa nga def spermogramme mu ngi bañ. dëgg la nangu sax dem defi ko. te moom xam na problème am. mais alentour ñu ñoo ko xamul yaay ji xamul ko te moom nangul wax vérité pour moom affaire yi ci mu ngi koy bëgg a buux. jabar ji la koy jiiñ. jabar ji la koy jiiñ. te jabar ji en âme et conscience xam na te moom tamit Sanjeri en âme et conscience xam na ni du moom. xam na ni problème bi si moom la tàmbalee. ñu demaat encore ci beneen couple bi c'est couple Rella. Rella mook jëkkër ji c'est même chose bëggante ne ba bëggante fi mu yem. mais Rella dafa accoucher. doom ji handicapé bi muy ñëw. malformation la. moom son problème mooy elle a du mal à accepter son fils. tout à fait. ku góor ki tamit il est un peu déçu c'est mën naa ne c'est normal ça dépend tam ci nit ki tamit ni mu koy jëlee. moom il est un peu déçu dem na ba moom tamit. nangu sax xool doom ji bi jabar ji accouché ba léegi nangu sax dem ci jabar ji dafa mujj dem toog ci yaayam donc c'est des affaires yoo xamante ni. c'est tellement difficile yoo xam ne exactement. alors dinañ ñëwaat ci deuxième fait bi mais le premier fait Ndali dafa nekk benn fait de société boo xamante ne ni ko Badou waxee dafay tas ay diggante lu baree bari bay dem ba di tas ay famille ndaxte buñ ne ñaar ñi ñu ngi sëy doom amul dès la première année on indexe la femme. ne jigéen bi moo mënul am doom raar ngay gis góor bi mën naa ne sax du am surtout au début ñu ne góor gi demal faju ji te parfois dañ naan ko demal faju ji du nangu parce que danaan dara jotu ko jigéen ji la. dëgg la de li Calista indi nii moo fi xew c'est à l'image de notre société ah oui li mu wax rek Badou wax na léegi benn moom mu ne dafa te ñu tabbu. c'est vrai dañ ko dul bëgg di waxtaanee. mais kër yu bëri lee ko tas. dëgg la de. doomu ko tas. waaw kër yu bëri sëy yu bëri. parce que souvent goro yi ñoom man Sénégal laa gis. ñu maye seen doom ba pare jiitu ñay sëy ci biir sëy bi. waaw lii de. ndax yéen a ngi waaj ndax yéen a ngi sàkk doom ndax ëmb na ndax ëmbul ndax waa ji feebarul ndax yow feebaru. dañuy nit di yërndu. non mais c'est bizarre en fait c'est bizarre Serigne Touba nee na. Serigne Touba nee na.
sëy ñaari nit bu ñu àndi gisante bëggante ñu maye leen ci farata ak sunna neen loolu lu mooy contrat bi nee na doom ci sëy bénéfice la dégg naa dëgg de doom ci biir sëy bénéfice la parce que mayoo ko sa bopp ku jigéen ki maye ko boppam yàlla mooy xool maye ko ko Kalista lim indi nii mi ngi waxal ñu bëri seen problème lii c'est à suivre parce que mi ngi waxal ñu bëri seeni problème mënuñu koo jooy mais ñaar ni dañuy sëy ñu ne ñii mënuñu am doom ñu divorcé dem ku nekk amaat borom kër kii am jabar ñu am doom surtout donc fi ko yàlla tudd lay am te bëri na nag lii ñu interpellé nii yoo xam ni mën nañ ci jaar régler problème yu bëri conscientiser xaw ma nag nu affaire bi di mujjee mais bon man xam naa ne du ma ci raté benn épisode parce que c'est tellement intéressant le fait que l'égoïsme bu ku góor ki poussé ko ba nanguwul wax moo dal góor yu bëri fii Sénégal ñoom déjà prime ñu ne la bëggoo ma jural doom te fekk yow mën nga feebar yow ku góor ki wala mënoo am doom mënoo am ci ñoom la waaw léegi lan moo tax yéen ñaar doo leen ànd dem seeti docteur ngeen consulté wu mën na am ni mën ngeen am doom mais yéen ñaar a mënta am doom waaw mais des fois am na xale yu jigéen yu bëri ñu ngi dund lu metti seen biir sëy parce que ba seen a guñ dëgg la xam nga ñu leen di toroxal di leen def ay affaire mu dem ba ku góor ki da ngay sentir distance buy am seen diggante donte yéen a ngi bokk benn lal di fanaan mais polygamie sax nag am na ñoo xamante ne duñ fa xaar 2 ans 3 ans boo defee 1 an 2 ans dem nañu takki jabar te bu ñu takkee kooku bu ñëwee indi doom moom sa sëy tas na parce que dañoo jiital ni booy takk jabar pour doom la te pour du pour loolu exactement soxna wéttal la ci àdduna wallaay ak ñaar ñu bokk war a ànd des fois yaa ngi sàkku doom joo xam ni des fois nga gis ku forcé doom joo xam ni suba moo koy indil ay jafe-jafe àddina wallaay bàyyi lii war a ñëw na ñëw naturellement année bu ko yàlla indi baax na et puis booyow teel a am doom mais teel a ngénte rek ñoom tellement li wër sa ngénte ñëw la lekk laaxe abar yi noonu doo jël sa temps ngeen enjoy tabax un foyer ça se construit au fait ça se construit voilà doom yàlla waxtu bu ko neex la koy indi donc keneen ki ngay wax moom mooy kii am jabaram xawma lan nuñ koy waxee indi doom yoo xamante ne yoo xam ne mooy loolu ngeen du ma ko tontu sax kanamu lekkatu laax nga fi wane direct alors mu doon loo xam ne ci bande annonce bi ñu ngi gis sax loo xamante ne ni xaw ma mujjanteel bi fan lay egg waaye ndaw si dem na ba wane test de grossesse ne moom elle est enceinte te jëkkër ji xam na ne mënul am doom xam nga loolu mën na nekk des conséquences kon jabar ji dafa infidèle absolument pourtant mën na doon moom parce que waaw boo xoolee beneen problème la parce que yàlla mooy dogal yàllaay dogal de ndax am na ñoo xamante ne ay jigéen sax dañ naan leen mënoo am doom mais ñu dem ay 5 ans 6 ans de mariage ñu xëy ëmb 9 ans exactement am na ko fi am doomam gaayan bi doom ji jabar ji bi mu aussi doom ji dafa ñëw weex tàll yaay gaayan bi na ko sa jabar daf la mooy parce que yow la ñuulee détail noonu nekkate albinos la jur oh là là bi mu ko wàccee ci kanam lañ doog a xam ni gel bi kon gaaj bu xam ni moo jur doomam donc nañu bañ a dugal affaire de doom yooyu noonu tout à fait sëy ba bu amee bu amul sëy ba di quand vous aimez ànd leen te yàlla tax la ca des nag yàlla heure bu ko indee baax na wallaay moom laa ni xam nga parfois il faut que tamit ñuy redéfinir le mot sëy pour ñun ñu xam exactement lan mooy sëy ndax c'est pour faire des enfants ndax comme ni nga ko waxee la pour wéttal la ndax pour jaamu yàlla tamit faut ñu redéfinir loolu ba ñu xam ñun lan mooy sëy exactement parce que boo xoolee tamit ci beneen partie couple bi moom mooy bi mu tuddoon sànq deuxième sujet bi mu tuddee sànq même chose la couple heureux amuñu benn problème boo leen gisee foo kafre ba ci goro yi mais problème bi fa la commencé tàmbale bi soxna si indee doom joo xamante ni dafa handicapé moom la ñëwaale déjà la femme elle a du mal à accepter son fils parce que xamul lan lay wax ñi nekk ci biti benn ngoog ñaar quand dira-t-on les cas dira-t-on wallaay ndeysaan yaay la mën na bëgg doomam sax mais day xalaat mais lu sœur ji nit ñi mais après boo xoolee jëkkër ji bon mun naa ne dafa am benn faiblesse boo xamante ne dem na ba moom tamit mënul xool doom ji mun naa ne sax dem na ba mel ni ku suur jabar ji parce que dematu ko seeti dematu fa rakkam bu jigéen bi buñ moom leen naan Dibor moom mooy toog à chaque fois di ko peese ne ko lan la yàlla mooy maye donc lii da ngeen ko war a kii dem nañ sax ba moom problème mu ngénte yaay ko góor ki bañ na ngénte doom ji ñaata handicapé tekki ci àdduna bañ na ngénte doom ji non c'est des malformations yoo xamante ne ni sax au cours de la vie ak xale bi ça dépend ci ni nga koy téye parce que mën nga am sa doom mu nekk bébé am malformation mais mën na dem ba am amélioration ba du ko yàqal dara ci dundam mais drugi nit mat nay cër dem ba nekk mag
yàlla teg ko benn nattu mu dara dal ko mu jaaree fa handicap mais dafa bokk ci doomu aadama et puis handicap bi gën a bon mooy bu mental te waa ji handicapé mental la moom jëkkër ji. en fait c'est ça te moom kese jëkkër ji ak yaay ji. parce que yaay ji déjà jëkkër ji mu ngi xawoon neexal sax naan ko est-ce que du ma ko tuddee sama papa yaay ji xataraayu. dëgg la de mu ne ko lii am société sénégalaise lii ngay tuddee sa baay. mais seen film bi c'est intéressant bi. non c'est très intéressant je vous le conseille je vous le conseille. non jarul conseil bi dañuy dem. ñu ngi si 4 épisodes yoo xamante ni c'est à suivre quoi. donc am na yeneen sujets yu nekk ci biir daam yoo xamante ni moom elle est indépendante mais mënu fexe ba am jëkkër. bëri na fi kon nag loolu junj la rek pour ñëpp dem suivre li nga xam ne mooy Yaay 2.0 de Calista Sy la grande réalisatrice alors indiloon nga ñu leneen loo xamante ne war nañ ciy dugg aussi beneen bande annonce boo xamante ne. Salma bu Invictus maison de prod. Salma c'est presque boo xoolee c'est un peu similaire moo tax ñu indi leen c'est un peu similaire ci ay thématiques sociales tamit ba léegi. parce que Salma c'est la fille. benn paa boo xamante ni. respecté et respectable. papam imam la. yaa ji koñ bi ñëpp ko jox cër. mais bon moom dafa nekk ci beneen monde boo xamante ni c'est du showbiz. monde jet set bi day dem baali ba fajar sax. ñibbi si mandi du xam ne nu muy jàkkaarloog papa ji. dem na ba la fee papa ji bëgg ñu xool ko. waaw on regarde la bande annonce. ñu xool bande annonce bi dellu si waat. monsieur Bathily def nañ sunu kéemtalaay kattan. mais son état demeure toujours critique. cellule cerveau mi yëpp ñu ngi jóg nànk par nànk mais ak antécédent yu mu am ak drogue ragal naa dina xaw a yëngatu tuuti te dina développer ay tics inconscients. Salma, tu veux ma mort, c'est ça? Papa, je dormais chez Racky. kasara matt gi nga doon bëggatuma la sax jur. Sine. def ko ndànk. Cher me trompe. Qu'est-ce que tu racontes là? Cher ne ferait jamais ça. Chérie, tu penses pas que tu devrais aller faire tes examens chez l'urologue? Attends, man maa comprendre lul wala yow man ngay jéem a tuumaal. Non chérie, mais. ma ne nga noppi li may def ak lu mu dul def loolu yow yaa ma koy wax. góor laa maa ngi yëg sama bopp sama man yu mu ngi génn c'est quoi le souci fii su kenn amee problème yow la. mais lu may ragal rek mu dellu ci lu mu nekkoon ngir li mu gis. gën na mbindeef daf daan wax ni deret bii daw suñu yaram noonu la seytaane di daayoo suñu yaram. Rachid Bathily ci boppam laa bëgg mu takk Asta. gis nga ni mu fuuree nii boo demee na nga ko wis ci bureau bi. Neumann, tu penses qu'avoir passé du bon temps avec ma salope te donne tous les droits? Sauvez-la. Mettez-la à vos côtés et montrez-lui la voie. Alors Salma une autre production boo xam ne ça va cartonner aussi parce que gis nañ ci yeneen fait de société infertilité encore mais surtout maraboutage nga xam ne dafa bari ci couple en général sax mais ci couple daf ci bari. waaw moom la ñu wax ni rek ce sont ay fait la yoo xamante ni ñun nanguñu ko sax génnee si suñu biir. dëgg la te pourtant looloo yàq néegu sëy yu bëri looloo yàq ay diggante yu bëri. donc Salma peut-être dafa joxe beneen message. ci beneen yoon la ko jaarale parce que boo xoolee Salma mu laa expliqué sànq son père c'est un imam respecté. yaay ji tamit ñëpp ko jox ci koñ bi mais gis nga monde bi mu nekk si jet set la nekk. drogue baali donc affaire yooyu moo xam mais moom yàlla bu la namee baaxal da lay baaxloo par force. yàlla teg na ci kanamam benn gaan bi ñu ne Rachid.
Rachid moo nekk di ko jàppale pour mu génn ci loolu lépp gis nga mu ngi ciy def monts et merveilles pour lépp pour delloo si ko delloo ci xelam pour mu nekk ci yoon donc c'est des faits de société encore yoo xamante ni ba léegi nanguñu si waxtaan ñun nangu si duñ ko waxtaan ak suñu papa duñ ko waxtaan ak suñu doom duñ ko waxtaan entre ñun moo tax peut-être après dañuy génnee benn affaire nag na ma yàlla ba awma envie sànni xeer mais dañ quand on touche là où ça fait mal ah oui mais il faut da ngay rencontrer tamit pas beneen obstacle parce que sama gars yi yow Jamra ñoom après dañuy ñëw tamit duggaat ci mbir yi te en fait ils ne comprennent pas parce que à chaque fois dama koy wax cinéma gars yi ñaan cinéma moo yàq gars mais cinéma yàqul dafa nekk di wane gars yi li ñu nekk di def essayer di indi solution mais on ne laisse pas faire mais parfois dafay nekk loo xamante ne tamit dafay tax nit ñi yeewu am issue parce que tamit fee yi am na fi mi ngi fi mais ñi ci nekk parfois ndaali duñu gis buntu te fiction yi day tax ñu gis issue boo duggee ci lii ba egg fi yenn yi wala bul ci sax dugg mën nga cee bañ a dugg pour gis yoon bu bon ak yoon bu baax mais jaaral ci bu baax bi naka ngay def nag pour choisir bu baax bi wala nekkoon ci bu bon bi mën a dellu ci bu baax bi loolu la fiction yi di wane. waaw mais képp ku nekk ci médiament ci ak dans son ensemble messager nga. ngay woykat ngay présentatrice ngay acteur ak loo mën a doon rek messager nga. da nga am devoiru jàngale da nga am devoiru sensibiliser devoiru yeete devoir yooyu yëpp. donc ñi ñu koy defee approche bi aussi cible bi ñan la mooy tout tànk yi. donc foog ñu fekk leen seen monde. wane les réalités. parce que liñ fiy joué yëpp ay mbir yi lu nit di dund au quotidien. donc baax na ñu koy teg. aussi après ñuy tirer les conclusions xool naka man li ma bëgg mooy ñuy bàyyi xel ci film yi. surtout bu dawee. fin bi toujours lan mooy moral bi. voilà exactement. ñu dañuy seetaan pour seetaan. mais loo gis am na moral. te ñii dañu am lu ñu bëgg nga di ko jàng. nga di ko xam. ku doomam nekk ku papam nekk imam mu jaar yoon wala xam nga yeneen mais juste que man benn mbir lay xaw a déplore toujours seen affaire yi. violence bi. des fois niñ ko mën nañ koy am nuñ koy defee ci seen kii bi. ba du fës trop. parce que comme dañu nekk ci monde dëkk boo xam ni. dafa am ñoo xam ne dañoo yomb këf. waaw loo def rek ñoom jàpp nañu. lu defu la. baax na côté boobu ñu ciy bàyyee xel. que ni ñun du amaguñ culture. comprendre que ni cinéma la rek xam nga film la rek am na ñoo xam ne moom lu ñu seetaan tey. suba ñu dee essayé ko bon daloon nañ ñun temps booy daata ñaa buñ ko seetaanaan uti ay sàkket yéen uti kii quoi mais nañuy bàyyi xel ci moral toujours nga daaneel nga jeexal foofu parce que pare nañu ci li nga xamante ne rek heure bi dab nañu comme ni ñu koy waxee saa su nekk. waaw c'est très dommage. c'était un plaisir en tout cas. waaw c'était un plaisir après di wax gars yi allez suivre c'est des films yoo xamante c'est très intéressant Salma mu ngi génn samedi passé la génn donc ñu ngi si premier épisode donc di ñaan di wax tamit amaana tamit ñu am fi réalisateur bi que ça soit Yaay 2.0 que ça soit Salma ñu am réalisateur comme ça ñu gën si mën a xóotal ñu gën a mën a comprendre ñoom aspect bi ñuy angle bi ñuy traité sujet yi donc voilà quoi di béggee ñëpp di béggee Rougui ça a été toujours un plaisir de bokkaat encore plateau bi di béggee sama Baye Fall bi di béggee téléspectateurs yi ñoo xamante ne dañ doon xaar chaque fois chronique cinéma ci biir tam-tam di béggee ñëpp di nuyu ñëpp di wax ni voilà quoi mardi prochain inchallah merci xol sedd tina comme d'habitude. waaw man de damay wax rek yàlla may ñu fanaanu jàmm. ba ñu yeewoo ak jàmm di souhaiter joyeux anniversaire par anticipation à la 2. waaw dañuy fêter suñu 7e année. waaw donc c'est tout à fait normal ñu souhaiter suñu bopp joyeux anniversaire. absolument di ñaan yàlla télé bi gën a yaatu. mbébét bi fi directeur bi am di Pape Madi. ak ñi fiy liggéey ñëpp. suñu borom di fi def jàmm. ndax ci jàmm rek la lépp xaj. suñu borom gën ñoo ubbil gën koo yëkkati. ba responsabilité bi ñu ko dénk te moom moo am ci ñun yaakaar. yow damaa bëgg nga teew tam sax nag suba nag. waaaa mën na nekk suñu borom ñu waxante lu baax fii ndax suba la anniversaire bi. waaw warta yomb. warul yomb 7 ans d'anniversaire de 2015. noonu la demee nag. voilà bu kenn tënk kenn suba la anniversaire dañuy def lu ñu neex. suba dañuy tam waaw. di la gërëm bu baax di gërëm bokk bi ma bokkaloon plateau bi ñun nag caporal tere wu ñu nelaw ñun RTS 2 moo ñu tere nelaw macha allah kontaanoon nañu bu baax jox leen tam-tam bi leen di jeexal guddi gi di leen fàttali ne rek suñu programme gunge woon nañ leen durant toute la journée waaye tamit yeneen programme a ngi ñëw ci ginnaaw ngeen suivre ko restez connectés restez sur les programmes de la 2 à demain suba la suñu anniversaire nag bu ko kenn tardé spécial tam-tam fii la bonsoir